ñi ngi sant bu baax di dellusiwaat tey ci deuxième partie wu sunu émission ci wàllu ixtiraamu zaat min xilaali istixdaami al axlaaqi al xamida fi l islam, le respect de soi par l'usage de bonnes manières en islam. maanaam li nga xam ne mooy fonk sa bopp te siggil sa bopp te awe ko ci jëf yi nga xam ne jëf yu rafet lay doon te lislaam digle ko, ndaxte ñun ñëpp xam nañ li nga xam ne moom la ñu weesu ci sunu première partie. waxoon nañ fi ci wàllu toilette nan lañ ciy demee, ci wàllu une partie ci watu, ci wàllu maanaam ni ñuy doggee ay baaroom ak yeneen. tey ñu war a dugg ci li nga xamante ne ni mooy wàllu sangu ak diw ak wàllu peñew, wàllu brosse dents ak yooyu. bu ko defee ñu parce que yu fondamental la yoo xamante ne ni dafa am solo. moo tax yàlla subhanahu wa taala ci suratul maida mu naan walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma nicmatahu alaykum laallakum tashkurun. yàlla dafa bëgg def leen ngeen ñu set wicc, ñu laab, nit ñu set, ñu propre ba pare probe, ndax mu mën a mottali li nga xamante ne ni mooy yéene, mooy ni'maam, mooy li nga xam ne moom mooy c'est maanaam xéewalam ci yéen nit ñi, jullit ñi, laallakum tashkurun, ndax ngeen di ko sant. Dieu ne veut pas vous imposer quelques gênes, mais il veut vous purifier et combler ses bienfaits envers vous afin que vous soyez reconnaissants. donc loolu mu nekk loo xam ne lu am solo. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf bàyyi ci yu am solo yoo xam ne daf ko jàngale. mu ne an nazafatu min al iman, set ci gëm yàlla la bokk. am na sax beneen xadis boo xam ne dafa ne an nazafatu nisful iman, maanaam set moom mooy genn wàllu gëm yàlla. La propreté fait partie de la foi, ak la propreté constitue la moitié de la foi en islam. donc l'islam ci jëmu boppam dafa laaj nit ki lépp loo xam ne dafay jëfandikoo, li muy toggee, li muy naanee, li muy jëfandikoo ci wàllu yére, ci wàllu yaramam, ci wàllu li nga xam ne mooy ay karawam, ci wàllu ndox bi nga xamante ne moom la war a jëfandikoo. parce que ndox yi aussi dafa bari façon. am na ndox yoo xam ne mën na set mënul jàpp, am na yoo xam ne mën na set mënul togg te mën na jàpp. yooyu yëpp dafa am. ak yi nga xam ne moom la ñuy, comme ni ma ko waxee, utiliser ci wàllu njàpp wala ci wàllu sangu, ak yi nga xamante ne ci wàllu dëkkuwaay moom la ñuy mën a utiliser, ak yi nga xam ne ci rue ak ci lieu public yi, ak ci mbooleem loo xamante ne ni comportement la ci wàllu lekk, ci wàllu maanaam nit ki di ko jëfandikoo rek. yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam amul dara lu mu ci bàyyi, parce que loo xamante ne yëpp tudd nañ ko, lépp lu ci manqué rek mën na indi faagaagal ci doomu aadama bi. loolu moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di musal nit ñi, di leen xëcc ci lépp loo xam ne set la, fexe ba nga xam ne nit ki dina fonk boppam, parce que nit ki dafay fonk boppam d'abord, ñeneen ñi doog koo fonk. boo fonkul sa bopp kenn du la fonk. ni nga la jàppee rek, ni nga la gisee noonu lay jàppee. moo tax ci lu jiitu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ fi wàllu maanaam lu ñuy nettoyer les dents, muy brosser les dents. ndaxte yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis mu ne Jibril alayhi salaam dañul di ko digal maanaam di ko wax ci importance su brosser les dents, naka la ñuy maanaam soccoo
ba mu yaakaar ne soccu dafay mujj nekk obligation, dafay nekk loo xam ne wareef la, nit ki waru koo mën a def bañ a def. moo tax brosser dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo, muy satal sa bëñ. waxoon nañ fi boo ko reere da nga koy def de manière verticale, maanaam da nga koy socc bi da nga koy yëkkati ci kaw ak ci suuf pour que yi nga xam ne mooy def ci ginnaaw bëñ yi loolu mu mën a deñ. bu ko defee nga mën koo rincer boo ci paree nga raxasu ak sa gémmiñ. donc moo tax loolu mu nekk loo xam ne lu am solo, ay njàngalin yoo xamante ne ni dafa am solo. soccu nag ak brosser les dents, gis nga yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ci wax fukki njëriñ ak ñaar yoo xamante ne ni soccu am na ko, muy miswaak. waaw muy soccu bu ci jiitu moom mooy sunna yonent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam. soccu sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. brosser les dents sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy benn. ñaareel bi boo ko dee def soccukat dafay am maanaam yàlla day am mbégte ci moom. waaw kuy soccu borom bëñ yu weex, maanaam fexe ba ngay xam ne da ngay soccu ba say bëñ di weex, wala bu weexul it parce que naturellement noonu la bindoo, mais na set, yàlla daf koy bégloo. waaye aussi ñetteel bi day tax sa gémmiñ neex, rend la bouche propre, dafay set doo am mauvaise haleine. waaw dafay set. ñeenteel bi dafay yokk li nga xam ne ay bët, say vision, boo doon ki myope dafay yokk maanaam sa gisin, augmente la brillance des yeux. waaw soccu dafay yokk maanaam gisin. sa bët yi bu neexul woon soccu mën na ko fexe, mën na ko faj. gis nga amul dara lu fortuite ci jëfinu yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale. socc dafay dimbali ci lépp nit ki, ci maanaam fortifie la mémoire, maanaam sa xel li nga xamante ne ni boo gaayu di fàtte, socc boo dee socc yu bari, socc dafa lay delloo si sa xel, maanaam yi nga fàtte dafay ñëwaat. donc dafa am solo. socc dafay weexal ay bëñ. socc dafay yokk maanaam say jëf yi ngay jëf ci wàllu yàlla, ci wàllu julli, ci wàllu yeneen yu demee noonu. socc daf koy yokk, day yokk maanaam tuyaaba bi. waaw loolu dafa am solo. te aussi socc day tax say bëñ du gaaw a wadd, maanaam dafay dëgëral ay bëñ. waaw socc dafay gën a renforcer les racines des dents, maanaam toujours yi nga xam ne moom la fi sa bëñ fi mu sax daf koy gën a dëgëral. socc day tax malaaka yi kontaan ak maanaam ñi nga xamante ne ni ci ñi nga xam ne dañuy maanaam raxas, dañuy brosser, dañuy socc seen bëñ yi. juróom fukk ak ñaareel bi mooy socc ci jëmu boppam dafay yokk appétit. waaw d'une façon hygiénique, cela augmente l'appétit d'une façon hygiénique. waaw parce que day joxe goût, parce que xam nga lekk lépp ci bakka ci gémmiñ bi la nekk. moo tax ñu jële benn xadis boo xamante ne ni mi ngi jóge ci imam Kazim ak doomam imam Rizah, ñu jële ko ci seeni baay, seeni maam, mu ak ba ci seen maam rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. mu ne bokk na ci li nga xamante ne yonent yàlla Ibrahim moom la ko yàlla nawee ba jox ko daraja yi mu ko jox, moo doon set li nga xamante ne ni moom la doon setal li nga xamante ne ni moom mooy partie yi intime yi. moo tax mu nekk loo xamante ne ni dafa am solo. moo tax mu ne am na juróom ci yoo xamante ne dafa nekk ci nit ki, muy partie supérieure am, muy maanaam bopp bi, yoo xam ne dafa war ñu di ko setal, ak yi nga xamante ne moo nekk ci suuf, mooy yaram bi ci jiitu moom mooy ñuy brosser, def siwaak, maanaam di fomp suñuy bëñ, maanaam di ko brosser, di soccu. waaw di
mooy benneel bi. ñaareel bi mooy di taaye suñuy moustache mooy maanaam li nga shawaari bi wala sharib mooy maanaam mooy moustache ci arab di ko maanaam taaye maanaam di say moustache nga di ko mën a def noo xamante ne ni dina taayewu di nga ko wat ba mu rafet te nee na nu mu gën a suufee rek gën a wàññeeku rek mu gën a baax parce que xam nga dañuy naan te léeg-léeg mu am ay pënd ak yeneen mu takk ci moustache yi te mën na la jural feebar bu fekkente ne ni dafa gudd trop parce que tem ndox dugg ci. ñetteel bi moom mooy fexe ba nga xamante ne ni bu dee sa karaw dafa bari moom mooy nga def benn une raie moom mooy def benn trait ci sa bopp ba nga xam ne ndox mi dina mën a dugg foofu. kooku dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo lu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon def parce que karaw bi dafa bari woon donc dafa doon def rek benn passage boo xam ne ndox mi dina mu dugg ci ba ci cran bi nga xam ne dina ko laal. loolu aussi dafa nekk loo xam ne dafa am solo ba ci jàpp aussi gis ngeen ko loolu daf ci am solo. ak aussi ñeenteel bi mooy sunna boobu moom mooy fexe ba nga xam ne mooy brosser dents yi. waaw mooy rincer la bouche avec de l'eau maanaam nga jël boo ko fee socc la mais fii mooy ngay sorxtandiku kii ngay raxas sa gémmiñ ak ndox ak aussi sa gémmiñ ngay sa bakkan ngay sorxtandiku moom mooy juróom bi. donc yooyu dafa nekk yu am solo ci jullit yi nga xamante ne ni moom moo dem ci juróom yi nga xam ne moo nekk ci partie inférieure bi muy yaram bi moom mooy jongu. waaw bu dee góor dafa war a jongu xam ngeen prépuce bi lañuy dagg waaw parce que buñ ko deful dafay nekk sobe moo taxoon ngay dégg mag ñi di wax tubaab bi ay sobe lañu parce que dañoo jubluwul penku. ñaareel bi mooy fexe dindi lépp loo xamante ne ni karaw poqataan la karaw naq karaw maanaam yi nga xamante ne ni yëpp mun na indi ay génn tilim wala loo xam ne dafay indi kii boo xam ne dafay xasaw odeur boo xamante ne bu nauséabonde boo xamante ne du neexe ku nekk sa wet du neexe kii te xam ngeen karaw dafa bokk ci nit te bu yàggee rek entretien ko teewuñ ko muy karaw poqataan wala yeneen yi mën na dem ba mën na indil tiral doomu aadama bi ay problème. donc yooyu mooy fexe ba dindi yu mel noonu waaye aussi di dindi ay ongle waxoon nañ ko fi mooy fexe ba nga xam ne li nga xam ne moom mooy say ongle muy we nga di ko dindi waxoon nañ bis yi nga xamante ne ni ci lañuy dindi wee tu vois. ak aussi fexe ba nga xam ne boo demee gannaaw kër nga raxas li nga xamante mooy ñaari partie yëpp. waaw raxas ñaari partie yëpp ba mu set. xam naa ne bu ñu demoon ba amoon occasion ci wàllu set ci wàllu njàpp naka lañ koy defee ak yooyu naka la ñuy dindee tilim yi yooyu yëpp dana ci am solo parce que am na solo lool nit ñi xam ko. donc ñu jël ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne am na ñett yoo xamante ne ni dafay yokk mémoire maanaam dafay renforcer mémoire maanaam sa xel dafay yokk xel te dafay maanaam wëral maanaam ay métit bu ko nit ki amee bu ko dee def ñett yooyu dana ko jox mémoire xel mu dëgër waaw muy mën di fàttaliku waaye aussi dina koy faj. bu ci jiitu muy mastiqué wu de l'encens muy fexe di cuuraay dafa nekk loo xamante ne lu am solo cuuraay comme cuuraay liban bu njëkk ba daanañ ko nit ñi dañ ko doon jaay sax di ko ci mbedd yi ak li nga xamante ne mooy raxas maanaam miswaak maanaam raxas brosser sa dent fexe ba nga xam ne da ngay soccu ak di jàng alquran. waaw ñett yi dañuy renforcer mémoire waaye aussi dañuy feebar boo ko amee boo dee def yu mel ni mën na la faj. gis nga
feebar yi sax boo dee xool en dehors du Coran bari na ci wàllu maanaam ORL maanaam ci médecine ORL lépp loo xam dafa jëm ci gémmiñ ci bakkan ak ci buli gis nga feebaru sax coronavirus bi foo loolu lay jàpp tu vois donc gis nga loolu dafa laaj mu nekk loo xamante ne ni dañ ko war a faj gis nga li mu wax ne aussi dafay lu mel ni cuuraay gis nga sax ku jinne jàpp wala seytaan am na ay cuuraay yoo xamante ne daf leen di dàq am na ay cuuraay yoo xam ne boo dee def ay yenn jaamu yàlla yi dafay laaj cuuraay yu cher nag yoo xamante ne tuuti rek dina dem ay 150 000 200 000 ci ay cuuraay am na fii ci Dakar yooyu pour ay liggéey yu mag a mag la ci ay tur yoo xam ne dañ koy bëgg a xëcc donc gis nga ñett yooyu ni ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxee jàngale dafa nekk loo xam ne lu ama am solo. ñëw ci lii nga xamante ne ni aussi ba tey ci wàllu set mooy couper les cheveux fexe waxoon nañ ci mais gën a baam ci waat rek parce que dafay gën a am solo rek ndaxte ñëpp xam nañ ne lii nga xam ne moom mooy wàññi karaw dafa nekk loo xamante ne lu am solo te booy wàññi karaw bu da ngay liñ ci gën a kii mooy nga jublu xibla waaw nga jublu xibla am na ñaan buñ ci war a ñaan xëy na dinañ ci ñëw bu ñu amee temps ci kàttanu suñu borom parce que ci arabe la te dafay jël temps pour ñu koy expliquer ak yooyu donc yooyu yëpp dafa nekk lu am solo moo taxit terewuñu ci biir couper les cheveux ci ay góor terewuñu ay jigéen ñuy épiler waaw les cheveux waaw ci seen front yi maanaam ci li nga xam ne moom moo nekk seen jë yi ñu dindi ko yaa ngi dégg wala fi nga xamante ne moo nekk ci seen kanam yi pour gën a rafet waaw maanaam dem ci salon boo mënul bu la ko mënul defal sa kër nga génn nga defaru yooyu yëpp nga épilé wu amul problème ci jigéen ci góor ci aussi moom ci jëm boppam li ñu soxla ci moom mooy muy couper dem di coiffer maanaam li nga xam ne moom mooy ses cheveux muy saar kii karawam li nga xam ne mooy ci booru front bi mu di ko defar comme ñi fóoti foo lañ koy wax xam na waaw donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni mu koy couper tu vois bul fekkente ne nag daf leen bàyyi mu nekk loo xam ne dafa poussé mu gudd comme ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu daf leen war a nourrir maanaam dafa war a ut diw dafa war a ut peñe dafa war a ut ay produits yëpp yoo xam ne di ko entretenir karaw boobu di ko nettoyer di ko peñe def ci benn une raie mooy li ma waxoon sànq mooy trait boo xam ne bu rafet pour ba nga xam ne dina àgg ba ci bopp bi li jëm ci wàllu moustache aussi jële nañ ci xadis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp koo xamante ne ni da ngay taay sa moustache ak say maanaam say say ongle loolu da nga war a wax bismillah wa billah wa ala sunnati Muhammad wa ali Muhammad au nom de Dieu ci tur yàlla ci sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci turu sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak waa këram donc je me mets ma confiance en Dieu et j'agis conformément à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi donc mu am beneen hadis boo xamante ne ni dafay wax njëriñu maanaam li nga xamante ne ni moom mooy li ñu wax léegi ci couper ay moustache moom mooy ne nay da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ni ñi ñu am habitude de couper seeni moustache te lu mu gën a maanaam àgg ci racine bi rek fu muy saxe lu mu ko gën a jege rek mu gën a baax te loolu bi am sopp nañ ci mu nekk ajjuma waaw te mu xaw a moytu ceññeeru jant bi waaw te loolu mën na ko commencer ci suba gi ba midi lu mu gën a jege midi rek ci lay gën a am solo comme barbe aussi
ci wàllu bàyyi sa sikkim aussi sopp nañu ci góor mu bàyyi ko parce que dañu sib ku dagg ku wàññi sikkimam lu dul maanaam ci borom xam-xam yu mag a mag yi ñooñu dañu sopp ñu bàyyi seen sikkim bi mais dañ koy defee mais lu dul ñoom ci diine l'islam góor warul raser barbam wala mu bàyyi ci dara fexe def ko mu gën a rafet parce que dañ koy tuddee loo xam ne lu illégal ci wàllu peñe yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ne ñett yi dafa am solo mooy sopp nañu koo xamante ne ni dafay peñe boppam ak maanaam li nga xam ne moom mooy sikkimam ñaareel bi sopp nañu koo xam ne buy peñewu mu peñewu boo xamante ne à base d'ivoire lay nekk ivoire xam ngeen amoon na ay koom yoo xam ne en ivoire lay nekk bu njëkk ba wala ay épic maanaam ay piku saaw moom lañ doon jël ci bopp yi bu njëkk ba avant ñu koy plastifier muy ñëw en matière plastique ñetteel bi bëgg nañu sopp nañu képp koo xamante ne ni da ngay peñewu da ngay jël peñe bi ak sa loxo droite nga toog boo toogee fi ngay njëkkee mooy ci kanamu bopp bi loolu la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jànge boo ci paree boo ci jàll kii ne nga jël sa crâne bi ci kanam waaw ci jóobi tuuti après nga gën a dem ci kaw nga ne allahumma ahsin sha'ri wa basari wa tayyibhuma wasrif anil waba yàlla maa ngi lay ñaan nga rafetal sama karaw ak sama karaw te nga teeyal leen waaw te nga lépp loo xamante ne ni waba la muy pandémie wala endémie wala feebar yal na nga ko dindi ci man moo tax dafa nekk loo xamante ne lu am solo donc comme ni ñu ko waxe boo paree foofu nga peñe sa ñaari côté droit yi mooy nga jël côté droit teg ci côté gauche allahumma zayyini bi zinatil huda boo ci paree nga jël peñe bi léeg-léeg am na ñoo xam ne dañu am karawu dënn peñe seen karaw si maanaam karawu dënn donc yooyu yëpp mu nekk ay symbolique yoo xamante ne ni pour dàq maanaam lépp loo xamante ne ni seytaan la ñaareel bi moom mooy fexe ba nga xamante ne ni buy peñewu fexe aussi foofu bu pare mu dem ci karaw bi ci ginnaaw noonu gannaaw commencé na ci jëbi wàcc jël côté droit côté gauche après ci ginnaaw ndong li day tàmbalee ci suuf yéeg ci kaw bu faree foofu nag mu jàng maanaam allahumma sarrih anni lhumuma wal ghumuma wa waxshata sadri wa waswasata shaytan donc loolu mooy ci lu mu war a jàng donc mu nekk loo xamante ne lu am solo léegi bu demee nag ba nga xamante ne ni wat na maanaam peñe na ci bopp bi jël na ko ba mu pare ci suuf jëm ci kaw ci ndong li kooku dafay jàng inna anzalnaahu fii laylatil qadr gis nga dafa am solo trop même inna anzalnaahu fii laylatil qadr ñu di ko jàng après chaque boo jàppee ak aussi boo watoo ba pare tu vois parce que amul dara loo xam ne dafa fortuite ci diine l'islam moo tax peñe boobu tradition la maanaam sunna yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme nu mu nekkee solu porter de bons vêtements parce que nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na peñewu ak sol ay yére yu baax yu rafet mu ne dafay tax sa ennemi sa noon du la ree yu bari parce que ci loolu la lay njëkk a reetaan dañu la naan yàlla bu sunu noon yi bu ñu ree donc gis nga buñ la gisee sa noon bu la gisee nga mal fogote ak kooku day kontaan oindre le corps
mooy maanaam tadhiin maanaam frotter ko ut ay pommade lu mel ni comme milen lu mel ni ak yeneen mu ne yooyu ngay milenu yooyu dafay maanaam wàññi maanaam dafay wàcce tension c'est-à-dire abaisse la tension mentale et les angoisses maanaam peñewu sol yére yu rafet loolu day tax sa noon du la gaaw a ree waaye aussi li nga xamante ne ni moom mooy diw milenu waaw parce que waroo didim waroo bàyyi noonu sa kii parce que sa corps sa yaram dafa am ci yow droit te yowmal xiyaam sa yaram dina la ko laaj sege même nit ki nii sax nga toog ñëw rek bëgg a maanaam autoflage sa bopp maanaam toroxal sa bopp nga ñëw toog ci naaj nga naan maa moom sama bopp kenn déedéet yàlla yowmal xiyaam dina la ci maanaam xisaab donc diw mi leen bañ a didim dafay maanaam dindi maanaam aussi lépp loo xamante ne tension mentale la ak angoisse maanaam tiit ak raxat ak njàqare daf koy dindi moo tax peñewu aussi dafay peñewu mu ne action wu peñewu yéen ci ànd sallallahu alayhi wa sallam wax na ne dafay gën a dëgëral say bëñ waaw karaw bi ngay peñe dafay dëgëral say bëñ et puis dafay yokk ngóora waaw dafay yokk ngóora ci góor waaw dafay yokk ngóora waaw donc loolu dafa nekk la am solo et puis di utiliser maanaam substance yi nga xamante ne odoriférante ak parfum yi nga xamante ne ni wala huile maanaam lu mel ni comme ay gongo ay cuuraay ak yeneen yu demee noonu wala ay parfum la cologne moo xale yi parfum la ñu xam léegi wala huile yi yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ne dafa am solo di ko def ci sa karaw di ko rafetal loolu dafa am solo te dafay dundal ci parfum yi bi ci gën mooy misk am na ñu bari ñu ko xam ak ambre ak safran moom lañ naan safran ak bois d'aloe mooy uut kooku sax dafay dàq seytaan waaw am na ñu bari bu leen jinne jàppee wala ay seytaan wala ay liggéey uut lañ koy defee waaye mbir la yoo xamante ne ñu am solo moo tax aussi xadis beneen ñëw ne di jëfandikoo maanaam pommade yi wala huile yi pour defar sa yaram dafay tax sa yaram ku la gis day nayi dafay rafet waaye aussi sa cerveau daf koy renforcer waaye aussi dafay tax ngay gaaw a fàttaliku waaw te daf lay ubbil bunt yi parce que léeg-léeg taar dina attirer nit ñi waaw te aussi dafay maanaam faj li nga xam ne mooy sécheresse bi nga xam ne wala la dureté de la peau li nga xam ne dafa nekk maanaam ci sa der bu dëgër diw yooyu daf koy dindi te dafay gën a rafetal sa kanam waaw donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo moo tax jëfandikoo lu mel ni comme ci xet yi nga xam ne cuuraay la cologne ak yeneen yu demee noonu dafa nekk yoo xam ne yu neexoon yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba doon wax ne ñett yi moom laa gën a bëgg ci sama dund moom mooy julli mooy jigéen mooy ak la cologne waaw donc loolu dafa am solo lool pour que ñu xam ko ba tax na yonent ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ñett yi kenn waru ko maanaam ñaar yi kenn waru ko buñ ciy joxe cadeau bu ko kenn maanaam rejeté moom mooy lekk ak parfum waaw lekk ak parfum bu ci kenn rejeté waaw moo tax moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaana yunfiqu fi tiibi akthara mimma yunfiqu fi taami yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu doon dépensé di dem buy dem marché pour dépenser li mu doon dépensé ci laj koloñ ak nget gu ak xet ak yooyu yi nga xam ne odeur la yi nga xam ne odoriférante ces substances moo ëpp li mu doon dunde maanaam bu doon dem tey marché bu yóbbee 1000 francs daanaka boo dee seet 80% yi wala 70% yi ci laj koloñ la ko doon jënd moom yenn ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam
ci lu leer xam nga donc kii ku set la woon donc moo taxoon bu romboon ci mbedd di dem da nga gis toute cette journée là dinañ xam ne fii yonent bi romb na fi waaw dinañ xam ne fii romb donc loolu dafa am sa moo tax ñu ne yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam kaana laa yaruddu tayba wal xalwa boo ko joxee moom mën na loo ko jox ci cadeau mën na ko rejeté bu ko neexee mais ñaar yi musuñu gis yonent bi rejeté ko mooy ku ko indil laj koloñ ne ko kii dama la ko jox cadeau wala lekk gis nga généralement sax c'est ce qui se fait ñu ci gën a bari bu ñuy joxe cadeau mi ngi nekk ci entre parfum bu dee ci jigéen ñi wala lekk wala soit sa yenn catégorie say xarit wala yeneen yi demee noonu ñu yére tu vois mais ñaar yooyu moo gën a fondamental ci li nga xamante ne ni moom mooy ci cadeau donc dalay won yonent bi dafa bëggoon li nga xamante ne ni moom mooy cet donc loolu dafa nekk lu am solo pour ñu ciy bàyyi xel di jënd laj koloñ boobu amee moyen nga jënd laj koloñ bi seer nga jënd ko dul xaraam boo amee nga moyen nga sol yére bu rafet nga def ko boo amee moyen nga dem def sa ay achat jënd say lépp loo xamante ne ni lu odorifiante la parfum ay huile ak yooyu nga xam ne ci wàllu pommade la karité waaw beurre de karité ci tulukun ak yeneen yoo xamante ne ni day fajaale en même temps même bu loolu mais day effectivement sax parce que day defar yaram di ko fajaale loolu dafa nekk lu am solo parfum bu rafet bu neex yooyu yëpp dafa nekk loo xam ne lu am solo jullit bi di ko kiiwal ba parce que jullit dafa war a jàpp ne lépp lu baax moom moo ko moom waaw warul nekk koo xam ne dafay bàyyi boppam mu tilim am xet ku mu romb ne yaa ngi dégg ak yooyu déedéet fit dafa war a set dafa war a bëgg boppam parce que ci respect de soi la bokk moo tax li nga xamante ne mooy oindre le corps maanaam fexe ba nga xamante ne ni da nga koy frotter pommade wala karité wala tulukun wala leneen di ko defee parce que mag ñi amoon nañ ko bu njëkk ba te moo gën a bio moo gën a naturel loolu dafa bokk lu am solo moo tax ci sunna yonent ci Yàlla sallallahu alayhi wa sallam hadis ñoo ñi ci ne bés bu weer wu nekk au moins nit ki war na ci maanaam pommade soit bu dee Sénégal la wala Mali beurre de karité ak tulukun ak yeneen yi nga xamante ne sunu environnement la sax parce que nit ki li nekk ci environnement bu koy utiliser loolu moo baax ci moom parce que looloo tax moo koy yombalal donc chaque mois au moins muy góor di jigéen war na defal surtout góor un mois war na laal pommade pour yaramam parce que droit la yaramam dafa am ci moom droit waaw bu dee ci jigéen nag mën na ko def chaque jour waaw te huile yi nga xamante ne mooy yi gën nga xam ne sunna yonent ci Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy huile de lis ak huile de violette waaw moo ko waxee ci tubaab mooy gën a kii huile de lis ak huile de violette kooku moo baax ci pour pommatu defaraatu ci mais ñu bari ndeysaan ñu bari léeg-léeg dañuy yaakaar ne góor warul di pommatu jigéen rek moo war a pommatu parce que comprendre ñu nit ki muy sa bët bi ngay xoole sa nopp yi ngay déggee say organe muy sa peau sa lépp dafa am ci yow àq waaw comme ni sa conscience amee yow ci àq parce que lépp yàlla dala koy laaj parce que yàlla nee na moom dina laaj maanaam tànk yi dina laaj say bët dina laaj sa der parce que foo dugg rek sa der dem na fa waaw parce que loxo du dem tànk du dem lu dul der dafa ànd ak moom làmmiñ aussi gis nga ko der a ko ëmb donc der moom mooy meilleur témoin te je sais que ak les nouvelles technologies der di dem na ba am na yoo xamante ne à partir de tout ce qui est haptique c'est-à-dire les facultés haptiques li ñuy mën a comprendre yenn réalité yi nga xam ne ci biomédecine ak yeneen
demee noonu ba ci biir technologie. donc moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy wax ne bu ngeen di ci dee leen fexe loolu mu nekk loo xamante ne ni lu am la. moo tax mu ne bu ngeen di ci wàllu sangu aussi ci wàllu sangu aussi il est recommandé que ñuy sangu maanaam tous les jours waaw tous les jours waaw waaye boo ko mënul ba mënul chaque 2 jours au moins war ngaa mën a sangu waaw chaque 2 jours war ngaa mën a sangu. moo tax gis nga culture dafa sori ci nit. gis nga ñun ni ñuy sangoo ak ni naari di sangoo ak ni tubaab bi di sangoo du benn. tubaab yi seen wàllu tout ce qui est hygiène ñun ñoo maanaam jullit ñi ñoo ko yóbbu Occident. bu njëkk ba daaw ñu sangu gisoo ba léegi l'habitude ci habitude française yi ñoom li ñu gën a farataal mooy brosse à dents. waaw sangu bi mën nga tooyal rek tuuti kii gisoo ñun njàmpe yi ñuy jël ak yeneen ñoom yooyu fekku leen ci. waaw am na ci ñun sax ñoo xam ne bu ñu jëlee éponge rek dañ naan mais kii du setal fekk affaire bi du demee noonu mélanine bi ñu am moo am solo waaw boobu moo am solo tu vois donc te loolu mënuñu ko xoos ba mu kii te ñun looloo ñu jox force waaw moo ñu jox force. donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo la sangu au moins 2 jours l'islam loolu la wax. donc dafa li mu interdire moom mooy nga sangu nii ne bum comme ni la sa ndey ni nga ñëwee ci àdduna tu vois loolu aussi dañu koy interdire. sangu aussi nga jublu maanaam li nga xamante ne ni mooy penku dañu koy interdire. donc sangu boobu dafa nekk loo xamante ne du am solo. moo tax ci biir sangu aussi dafa am ay réglam. waaw règle bi mooy boo dee da ngay sangu na nga naan tuuti ndox bi ci gën moom mooy ndox mu xaw a tàng tuuti. bu ko defee loolu dafay maanaam fa innahu yanfil masaana moom mooy la maanaam vessie maanaam li nga xam ne moom mooy sa naq. boo dee sangu nga naan ndox surtout bu tàng avant ngay sangu ndox mi di la dal muy lu sedd mbala lu tàng loolu dafay raxas li nga xam ne mooy naq doomu aadama. ñaareel bi ci biir loolu aussi loolu sax médecine wax na ko mooy science wax na ko mooy bala nga sangu li préférable nga naan ndox pour température yaram bi ci biir ak bi ci biti ñu mën a ànd. donc aussi nga bañ a dugg ci foo xam ne moom mooy ci toilette yi fi ngay sangoo bañ faa dugg jublu penku wala wan ko ginnaaw maanaam ni ngay taxawee. mais également na nga fexe ba nga xamante ne ni ndox mi ngay sangoo bu fekkee nekkul ci sachet wala leneen ndox moomu bu mu nekk ndox boo xam ne bu ñu taajoon ci suufu jant. parce que ndox bu ñu taaj suufu jant maanaam pour muggal ko kooku dafay indi ay problème dermique maanaam problème mu li ñu tuddee ngaana. waaw dafay indi problème mu ngaana tu vois. donc loolu dafa nekk loo xamante ne ni lu am solo loo xam ne dañu ko war a xam. waaw bu ndaxte dafa am solo waaw. donc ci biir loolu boo sangoo ba pare sopp nañu nga am serviette loo xamante ne ni da nga koy mën a maanaam wawale li nga xamante ne mooy sa yaram. waaye aussi sopp nañu booy génn nga sol. waaw parce que kenn xamul mën nga génn ci douche bu fekkente nekkul sa kër nga am salle de bain comme nii rek douche publique nii mën nga taraxlaay wala lii rek mu am benn situation bu ñëw nga perdre sa connaissance wala leneen bu ko defee nga ne dung loolu sopp ñu ko ci maanaam ci
ci loolu moo tax loolu nag buñ demee ba pare ba nga génn ci solo bi aussi dafa am solo ndaxte sol ay yére dafa nekk loo xamante ne ni lu ñu sopp la lu ñu fonk la ci diine l'islam surtout yére yoo xam ne dafa set waaw ndaxte yàlla jamilun yuhibbul jamal yàlla mooy taar te dafa bëgg lépp lu taaru waaw pour lu taaru xam nga coquetterie yi ci jigéen jaamu yàlla la defaru ba mu rafet ni xale yi wax def ba mu baax noonu mu amee ci jigéen noonu la amee aussi ci war a amee ci góor képp koo xam ne da nga nekk milliardaire wala ci classe moyenne bi ko bokk wala commerçant wala nga am ñoo tolloo la rek noonu nga war a dundee noonu nga war a fexe yow nga muy feeñ ci yow di feeñ ci sa famille mu nekk maanaam xéewal yi nga xam ne moom la yàlla won moom la yàlla jox yow mi nga xamante ne ni jaamam booy sol yére nag sopp nañ ci nga taamu nañ ci nga ne bismillahi rahmani rahim bu fekkente ne ni booy sol yére mbubb moo war a jiitu après tubéy doog cee tegu waaw mbubb moo war a jiitu tubéy doog cee tegu tu vois bu fekkente ne ni maanaam sous-vêtement xam nga sous-vêtement mun na nekk mbubb bi ngay teg ci sa yaram ak bi nga xamante moom ngay teg ci sa kanam waaw yooyu bu la neexee bu même yooyu sous-vêtement bi moo war a jiitu boobu ñëw mbubb bale aussi mbubb la ñuy njëkk a sol doog cee teg pantalon bi bu fekkente ne ni muy sër ak leneen boo taraxlaaye boo koy sol na nga toog ci suuf parce que di sol pantalon toog ci toog dafay yokk ngóor a góor waaw sol pantalon toog dafay yokk ngóor a góor tu vois donc loolu dafa nekk loo xamante ne lu am solo te comme niñ ko waxee rek yére yi aussi bu mu nekk yoo xam ne dafay buubu ba nga xam ne fu mu romb rek dafay yóbbaale tilim bu ko defee muy polluer muy ci góor aussi ak ci jigéen parce que am na yoo xam ne c'est des contradictions ñu ne yonent bi nee na jigéen lu mbubbam gën a nekk sa batar wàcc ci suuf rek dafay moom la tuyaaba non c'est faux ce n'est pas un hadith authentique parce que dafay du ànd ak raison yi nga xamante ne mooy les règles de la propreté waaw parce que bu rombee ay dem àll dem ay yëpp ay tilim mu ñëw bëgg a julli foofu mais même dem àll yooyu boo ko demee nga yóbbu woon ko tey ci expérimenté ko acte yi nga xamante ne moom mooy yu tilim yi dal ñeneen ñi même chose la dem àll la ci mbubb bi ak ci bële donc noonu nag nga ci mën a jaamoo yàlla ne ko rek mu correct na correct rek sur le plan vestimentaire parce que ni mu amee ay restrictions alimentaires am restriction ci yeneen noonu la ko amee sur le plan vestimentaire donc dafa am ay règlement yu ñuy jàngale rek te dafa yomb diine dafa yomb nekkul ay jafel yooyu waaw également ci wàllu yére yi warul nekk yére yoo xamante ne ni dafa nekk yére yu extravagant vêtement extravagant sol yu ngën poxori ak yooyu pour wanewu ne man nii laa toll sur le plan social di rëylu ci kaw nit ñi yooyu aussi dañ koy tere parce que nee nañu yére bu nit sol te réeru rek tax mu def ko mooy ne yowmal xiyaam yàlla dina ko sol safara ba mu fees na ko acca sol ko ci kanamu jaam yi say nawle waaw ngay wax aussi am na ñaan yoo xamante ne moom la ñu war a wax ci booy sol li nga xamante ne ni mooy yére aussi bañ nañ ci góor di sol liñ tudde xariir moom mooy niñ ko tuddee soie ak diibage mooy brocart waaw brocart dañuy tere góor ñi ñu sol ko lu dul ci xeex waaw parce que boo gisee ñuy tere ku sol or góor di ko sol ak soie parce que am na say globule daf koy rey te généralement loolu dafa globule rouge ou blanc fu mu deewee rek c'est fini moom mooy indi yi day wane ne yow am nga déséquilibre donc et également di ut kaala daf ci am solo c'est-à-dire fexe ba nga xamante ne ni sa bopp
di nga ko mën a sàmm mu am solo te fexe aussi yére yi bu mu dem ba nga xam ne yére yi boo ko solee sa pooj dafay feeñ waaw sa pooj dafay feeñ moo tax ci xadis boo xam ne imaamu Sadiq daf ko jël ci baayam mu jële ko ci ay maamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax yonent bi ne yàlla tere na ñi nga xamante ne ci sama xeet ñoo xam ne seen yére yi kenn du xam ban genre la maanaam dafay nekk yoo xam ne yu indécent des habits indécents extravagant nga xamante ne ni excentrique dafay wane maanaam comme farce comme niñ ko waxee tu vois moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne du gëm képp koo xamante ne ni dafa mureeku waaw wala dafa mureeku maanaam mureeku mooy maanaam def yaramu kese surtout loolu ci jigéen ñi la gën a bari moo tax loolu yàlla nañ ci yàlla musal ci yére yu mel noonu nga def ko jigéen def ko wala góor parce que nekk loo xamante ne lu décent waaye aussi yonent bi mu ne wala amana billahi man iktasa wa axuuhu uryaan yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne kii gëmul yàlla koo xam ne moom mi ngi am yére yu ne dung bari waaye ki nga xamante ne ni mbokkam muy mbokk deret wala xaritam wala leneen uryaan amul yére maanaam il n'est pas normal nit ki am yére ba du jeex muy gis mbokkam amul yére te du ko jox mu sutur donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu am solo waaw donc moo tax ñu récapituler ci jeexal fii ci yére mooy ne comme ni ma ko waxee woon bu kenn sol pantalon nga jublu penku wala yaa ngi taxaw wala ci kanamu nit ngay sol pantalon yére fekk mu am ku nekk sa kanam lu dul sa soxna waaw dañuy faral maanaam sopp nañu ci sol yére ngay commencé ci côté droite maanaam bul ñëw rek sol sa grand boubou sa pantalon rek ñëw ak gauche déedéet yaa ngi dégg sopp nañu aussi booy yére yi nga xam ne mën gën a sopp moom mooy yére coton waaw na nekk yére coton cotton mooy yére coton yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yére coton la doon sol waaw sopp nañu aussi di solu boo xamante ne ni ci lin maanaam tissu lin waaw kittaan moom mooy tissu lin yonent yi lin lañ doon sol waaw yooyu dañ koo sopp parce que yëpp pour que nit ki mode de vie mën a conformé wu ak ni nga xam ne mooy jàngaleem ñu yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sopp nañu aussi yére yi ci couleur mooy yére bu weex waaye aussi sopp nañu ñuy sa yére balaa nga koo sol nga cuuraay ko waaw nga laaj koloñ ko cuuraay ko waaw waaye loolu sopp ñu ko ci jigéen sopp nañu mu def cuuraay gongo waaye bu mu génn te buy cuuraay aussi du gongo bu dee dafa nar a génn bu mu maanaam soppuñu ko ci waaw yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen seen yére yi ci gën yéen jullit ñi mooy yére yu weex dee leen ko sol te aussi seen ñi dee dee leen ko solal ñi dee waaw donc gis nga loolu dafa am solo donc sopp nañu aussi sol yére bu ñuul loolu signe de deuil la pour wane maanaam naqar bi nga xamante ne ni moom nga adama aussi sopp nañu aussi ci yére góor ñi bañ a niroo jigéen ñi bañ a niroo ak maanaam ñi nga xamante ne ni ñooy góor ñi moo tax yonent ci yàlla sallallahu alayhi wa sallam doon na esnobe kaana yazjiru rajul yatashabbahu binnisaai wa yanha al mar'a an tashbaha birrijali fi libasiha
incha allah salaa sallam du gisoon jigéen góor boo xamante ne ni dafay li mu sol daal comme yore jigéen la daf ko doon esnobé waaw daf ko doon mépriser waaw bu gisee jigéen aussi daana tere góor ñi jigéen ñi nañu solu boo xam ne solu jigéen la góor ña ca jigéen ña jigéen ña ca jigéen ña mu nekk loo xam ne day soxla bu ko defee société bi nekk en règle moo tax mu nekk loo xamante ne ni lu am solo saa yoo jëndee nag yére balaa nga koo sol sopp nañu nga jàng inna anzalnahu fii laylatul qadri 35 fois bu ko defee yàlla dina ci def jàmm parce que nee nañu képp koo xamante ne ni jàng na 35 fois inna anzalnahu fii laylatul qadri nee na ki ko sol borom yére boobu day nekk ci am alal day nekk ci jàmm day nekk ci féex ba kero bi nga xam ne yére boobu dafay yàqu parce que dafay yàqu donc gis ngeen loolu dafa am solo am na ci ñun ñii yére yoo xam ne boo ko solee souvent malheur la toujours da nga naan sama yére bi daal moo ko solee rek damay am problème du superstition de amul fii monde bi loo xamante ne rek bu ñu réglé wul acte boo def rek am na ñoo xamante ne loo def nit ki bu ñu nekkee ak moom bu defee acte rek xam nañu waaw lu mu mën na def sax xaaxliku ñi ki yëpp seen attitude dañ koy jàng waaw dañ koy xam yàlla da leen koy xamal parce que lépp yàlla da ko wax te lépp ci juddu bi jour bi nga juddu weer bi nga juddu yooyu yëpp moment bi heure bi nga juddu yooyu yëpp daf ci joué nit ki bu ko xamee rek mën na xam ci yow lu bare donc ñu ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan yal nañu yàlla yokk sutura may ñu wër ak wërle di amaan mbégte bu baax ci yéen di leen nuyu bu baax a baax di santaat rek bu baax a baax groupe bi yëpp sunu ay wayjur yi yu góor yi ak jigéen ñi muy sunu tante soxna Fatou Gueye ajaratu Fatou Gueye ak soxna Ndey Ndiaye soxna Ami Sané soxna Fatou Sadio soxna Mati Gueye sunu ndey soxna Nogoy Silla macha allah soxna Ndey Fatou Sadio soxna Lika Seck soxna Victoria Mbendi soxna Ndenkaan Jox soxna Walimata Fall soxna Kendali soxna Roqaya Fall soxna Xawa Mbaye soxna Ami Konaté ñëpp ñu ngi leen di sant ak ñi ma tudd ak ñi ma tudd ñëpp di leen gërëm góor ñi aussi vraiment di ko ci teg aussi di leen sant ñoom ñëpp ci jiital sunu nijaay sunu mag également parce que groupe bi loolu la dafa am ñi dañuy nekk sa nijaay à la fois ñi nekk sa mag à la fois ñi nekk sa tante à la fois nekk sa mag à la fois donc El Hadji Djibi ñu ngi ko ci jiital sunu mag Mbay Fall ak sëñ Paris Ndiaye Ndiaga ak sunu nijaay également Gambu Mbay ak Amady Dia sunu nijaay ak Ndiaye Gorgui ak depuis Brésil Moussa Camara aussi ak sunu nijaay Ndias Biram Si ak Pape Modi Ndiaye ak Pape Modi Sow ak Biis Ndiaye ñëpp daal ñu ngi leen bàyyiwuñu kenn di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu